waaw parce que comme li ma wax sànq parce que poste gendarmerie bi bi ñu ñëwee gis li nga xam ne moom mooy insécurité bi bëri toor vol de bétail bi bëri ñun bi si lañ def demande au niveau de la gendarmerie dugaloon ko pour ñu mun ñu dimbale ñu am poste de gendarmerie bi ñu demee en 2010 fin 2019 si la ñu jox ne wax nañu may nañu benn poste de gendarmerie pour Ndiaffate mais ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp may leen am nañ local parce que c'était pour ñu amutoon local dañ ko doon yóbbu si beneen dëkk man leen non man am naa local ñëw leen visiter ko bi ñu ñëwee xool ma waxtaan ak jigéen ñi ne leen dinañ laa leen defal beneen foyer de la femme comme commencé gu leen utiliser bi bàyyi leen ma réfectionné ko jox ko la gendarmerie ñoom parce que man maa ko tabaxoon bi ma ñëwee en 2014 ñoom ñëw xool ko ne foofu baax na bi ñu ko xool dañ leen nag ñu xool ko xool tamit bi ñu rombee aussi poste de santé bi ñoom ñu interpellé ma ne ma gis nañ ngay tabax centre de santé fii moom dégg nañ da ngay tabax centre de santé fii xanaa fii baaxut ma ne leen fii baax na fii bu ngeen fi jógee te bu mu fi jógee boo leen buggee mun nañ leen defaral fii ñu ne ñu fii buñ ko amee dañuy indi sax une partie de nos équipes ñoom ñu ñëw des kii fii Ndiaffate seen kii bu escadron bi nekk foofu une partie may leen amul problème mais pour l'instant mun nañ leen réfectionnel ñu rek si lañ leen defaraatal li nga xam ne ñoom ñoo ñëw jox ñu nan lañ ko buggee ñoom nan lañ ko bëgg yooyu ñu defaral leen ko mu baax te ñu ngi fiy ñëw des fois da nga leen di gis des fois fii la ñuy nekk fii la ñuy fanaan ba bër set caabi bi def nañ ko caabi bi ñu ngi leen ko jox bu ñu ñëwee fa la ñuy nekk au fur et à mesure ñoom nag xam nga ñoom dañu am seen doxalinu bopp nee nañ au fur et à mesure ñuy ñëw su yàggee ñu installé définitivement loolu mooy mais yàgg nañ see xalaat te bugg nañ ko aussi buñ ko amee def ko vers côté Koutal aussi mais pour l'instant daal bu Ndiaffate moom defar nañ ko ba def ko mettre ko à leur disposition ñoom ñoo si des. waaw loolu lay wax parce que gis nga soo jiitee sa njaboot aussi am loo xam ne mu ngi ni tegee ñii ñu ngi si am di si gis seen bopp ñii gisu seen bopp munoo ne amul njëriñ parce que boo ne amul njëriñ rek day mel ni déjà yow dafa am foofu nga xam ne fa nga féetee te nga boole ñëpp njaboote te njaboot googu am na ñu ngi si gis seen bopp c'est vrai que am na lu muy yàq mais am na lu muy defar li nga xam ne nag ñun duñu ay technicien en la matière si wàllu ki loolu nga xam ne mooy affaire barrage moo tax bi nga xamee ne dégg nañ nit ñi di si wax ñun dem nañ fa visiter ko xool ko oo ay techniciens aussi ànd ak ñoom ànd nañoo sax xam nga en 2016 la wala 2017 ànd nañoo ministre ba fii mu ñëw xool ko ànd ak techniciens yooyu yëpp ñu xool exactement lan la ñu war a mun a def foofu bi ñu tooguñu tam croiser les bras bi ñu defee loolu ñu def demande au niveau de la gouvernance des services techniques yëpp ñu ñëw xool Abdou Mbaye wax naa ko sànq yal na ko yàlla yërëm moom moo ñu accompagné woon sax bi ñuy def loolu def xool bas-fond yi jël lépp ñëw def PowerPoint ñu xool ko xool ñoom ñu techniciens yi fa nekk yëpp xool wan leen avancé di sel bi nan lay def fi mu toll nii si suuf si ñu xool ko bi ñu ko xoolee tamit kenn ku ne ni sa xalaat jox ñu tamit des orientations wax ñu ne fii ngeen di jaar fii ak fii ak fii loolu ñu jaarloo aussi ñu ngi fay jaar parce que document bi ñu ngi ko yor y a des projets de l'État comme Proval bi ñu ko xamee je pense que je faisais parmi les premiers maires yoo xam ne dem nañ solliciter le ministre wax ak moom mu boole ñoo le coordonnateur du projet ñu déposer projet bi ñoom ñëw nañ fi du benn du ñaar plus de 3 fois ñëw xool li nga xam ne moom mooy barrage bi am na lu ñu ci xalaat loo xam ne bu ñu ko defee ñëpp dañ ci gis seen bopp man li ma wax ci barrage bi mooy barrage bi dañ ko sous-exploité ni ñu ko doon exploité ñu war ci gis suñu bopp des na bu bëri defuñ ko te foog naa ne loolu la ñu bëgg def tamit ñu ont prévu des digues yoo xam ne pour sel bi Salin tam ñu ngi ciy wax ak ñoom pour nga xam ne ñu mun ñu dimbale aussi ñu mun a am digue boo xam ne day côté bii ñii moom prévoir nañ au niveau de si yoonu wàllaa def bi prévoir nañ fa digue prévoir nañ tamit côté Bandoul bi benn digue boo xam ne parce que bi ñuy du ma ko confirmer mais bi ñuy def barrage yu Tawa il paraît que 2 barrages la ñu waroon def si documents yi ñun loolu lañ gis mooy barrage de Tawa ak beneen barrage du côté de Boul Diabbé loolu moo doon atténuer du tax sel bi du tax barrage bee di baare ndox eau bi nga xam ne moo war a lessiver suuf si mais finalement defuñu kii boobu defuñu barrage boobu c'était en 2009 foog naa bu baax 2009 dañu def barrage boobu mais daal ñun suñu kéemtalaay kattan ñu ngi koy def parce que ni mu leen di impacté ñun lañuy impacté parce que man famille béykat laa yor dañuy béy te man wàllu mbéy moom man dama koo bëgg fii maa ngi fi am c'est vrai que sama maam moo ko jardin maam la woon moo ko doon kii exploité ma ñëw bugguma ko bàyyi mu dee man ma jëlaat ko di ko exploité mais maa ngi fa def gerte nii mais tey ki nga xam ne moo fa ne mu ngi ñëw naan ma xorom si mu ngi kii gerte gi mu ngi yàq gerte gi xam nga kooku kon bu ñu foog ne rek madame le maire yëgut madame le maire yëg na te mu ngi siy dox jéego yu mu mun
pour am lu ñu foog naa ne projet boo xam ne la bu ma tenir à cœur boo xam ne fu may dem maa ngi yóbbaale document bi fu ñu wax wàllu environnement dem naa yóbbu ko fa récemment rek PNDL ñoom bi fond vert yooyu nga xam ne ñu ngi leen ko dénk maa ngi bi ñuy def lancement bi rek maa ngi fa woon loolu li ma bëgg mooy à chaque fois def de telle sorte que ni nga xamee ne moom la ñu taxawee si wàllu infrastructure ñu mun ci taxaw tamit si wàllu suuf si mun a dimbali nit ñi avancé bi nag du Ndiaffate kese c'est le Saloum parce que ñun suñu fii booy xool même suñu forage yi booy xool dañu am problème boobu te tout au niveau de Ndiaffate rek forage boo gas ñu ngi gas ñaari forage y a un forage au niveau de Kër Socé au niveau de Bandoulu c'était pour problème mu ndox résoudre problème mu ndox mi à Ndiaffate mais il s'est trouvé que bu ñu ko gasee ndox mi kenn mënu ko utiliser ndax xorom ni ñu mujj a def mooy côté Tawa ñu def transfert d'eau am benn château d'eau bu ñu nekk di gas Tawa ni pour def transfert d'eau jëlee ko côté benn forage boo xam ne neex na buy côté Kër Madiabou Ndiédiène boobu mun ko indi transfert d'eau à kii mais ñun jëlee nii jëm côté Foundiougne booy xool Mbam da ngay gis ni ñu amee problème mu ndox ay transfert d'eau sax lañ mujj def foofu parce que forage pour nga gas fa forage mu neex dafa difficile ku nekk nag ak sa particularité ñun yàlla moo def wax dëgg yàlla ñu sës ndox mi loolu tamit particularité la si ñun ñu sori ñooñu tane boo gisee Kaolack tey boo duggee bâtiment boo fa tabax boo yàggee nga gis te pourtant ñoom béyuñu mais loolu nag yàlla loolu la ñu jagleel parce que dama koy wax tout le temps parce que dañuy naan salin dama leen ne du salin parce que tey li ñu gën a parce que boo xoolee tey yoonu Kër Waal ñu fa exploité xorom soosu tamit ñun ñu ngi ut des moyens pour xool nan la ñu leen accompagner parce que xorom boo koy utiliser de manière artisanale booboo bon nga exposé ko tey si biti mu évaporé xorom bu évaporé mun na def ay 7 kilomètres si suuf si da koy yàq tey bii moo gën a garaaw tey que ñii tey seen xorom si nuñ koy c'est pas que pour les défendre parce que ku ne xam na ne man si xeex laay dëkk ak ñoom fa ñu am seen usines yi tamit dem naa ba foofu gis ko te yaakaar naa ne war nañu defaat équipe du yàgg boo xam ne war na fa demaat xoolaat am na ñu dig aussi ay hydrogéologue ñëw xool nan la ñuy accompagner bàyyiwuñ ko mais tamit gis nga li la yàlla jox lii nga am da ngay profité nga xool li nga xam ne moo si ay opportunité nga tirer ko si mais bul ne rek dafa bon parce que Salin yàgg nañ fekk moom mu am fi 100 ans plus de 100 ans mosuñu defal dara mais bi ñu ñëwee ak léegi yàlla dimbale nañu c'est vrai que c'était dur au début ñuy xeex ak ñoom ak yooyu mais après ils ont compris que ne li doon am mënatut am exploiter suuf si te doo mun a defal nit dara ñun bu njëkk Salin bokkutoon su ñun ñemewuñu woon taxaw ne Salin nañu defal dara parce que on considérait que Salin bokk su ñun mais bi ñu ñëwee la ñu wax ne leen Salin ñun dafa une partie su ñun la bokk duñ ko bàyyeeti kenn te tey wax naa ko keroog sama émission bu gare routière amee Kaolack c'est grâce à Ndiaffate moo tax xeex bi ñuy xeex ak ñoom bataille boo xam ne durant 4 kii ñu def ak bras de fer ak ñoom durant 2 ans 8 mois def kook ñoom ba yàlla def tey ñu def si lu ñu def convention bi ñu signé woon ñu ngi ko war a renouveler temps yëpp ñoom ñu ngi may topp sax di ma accéléré may leen il faut que ñu toogaat waxtaanaat xool yan mooy priorité yi waat ñu mun leen wax ni mooy priorité yi ñu kii fi parce que comme li may wax rek Kousmar muy Kousmar muy ñoom fii côté Kousmar bi fi ñuy exploité du moom commune moom amu si loo xam ne moo ko moom ñun moomuñu ko c'est une forêt classée boobu état ñun bi ñu laata ñëw Salin am na autorisation pour exploiter ñun dañu ñëw bloqué autorisation bi ne leen ñun suñu defalu dara li ñu gëm mooy même état su moomee l'état c'est nous c'est la population kon même état su moomee buy def dara war nañ ci gis suñu bopp ñun suñu xeex loolu la woon xeex nañ ko ba tey comprendre nañ ne li daan am mënut a am tey comprendre nañ loolu ñu ngi koy def je pense que loolu daal moom mooy li nga xam ne moom moo si am solo te liñ si war a dox ñun ñu ngi koy dox si wàllu environnement mais nag li la yàlla jagleel nag moom wax dëgg yàlla da ngay xam ne li la yàlla jagleel mais nag Salin moo ko indeeg yooyu yëpp foog naa ne ay wax la rek parce que am na ñoo xam ne tey Ndiédiène rek sori na am na benn bés comprendre ñu ñoom internet dañoo bëgg li ñu Salin defal ñu leen koy defal parce que ñoom tamit seen suuf saa nga am xorom ma ne ko déet la commune de Ndiédiène am benn village jeune foofu di ma ko wax may leen déet ñun li ñu Salin dañoo li impact bi ñu am bi Salin def si ñun mooy que suuf si dafa nekk suñu dëkk kon suuf si bu nekkee suñu dëkk ñun war nañu jot parce que tey man si ñuy xeex tey que sel ñu def ko mine mu bokk si yi nga xam ne muy def ko mine bu ñu ko defee mine tey bëri na rentable tey y a des kii zones yoo xam ne c'est des zones minières
tey ñun li ñu am ci Salin ñoom amuñu ko des zones minières te man li may wax nii war nga ko xam li ñuy am ñun lu ñu profit bi ñu tiré ci Salin ñoom tiré wuñ ko ci usines yooyu te yàgg na fa ñoom tamit usine pendant durant des années tey bugguma tudd Ndakaaru foofu rek am na usine boo xam ne li muy def impact négatif bi muy def ci population bi kenn xamuti wër-gu-yaram population mais ñun li ñu am nii man ku ma waxoon ne ñoom du ñuy am loolu man du ñu am dara foofu du ma ko gëm et c'est des miettes lañ fay am te ñun yàlla def na tey li ñu amagum ci Salin c'est plus de 300 millions muy 12 villages électrifiés forage bi li nga xam ne moom mooy te ñu ngi dëgëranteeg ñoom pour emploi des jeunes bi ñu leen waxoon mu nekk réalité la main d'œuvre qualifiée nañ koy bu ñu defati ay demande bu emploi amate nañuy privilégier la commune de Ndiaffate ak yeneen yoo xam ne bëgguñ di wax parce que am na yeneen communes yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom tam dañ leen solliciter ñun nag ñu naan sa bopp janax na nga koy tojee moom yaa ko xam la ñuy def ci suuf ba def kook ñoom ba wax ak ñoom bu ñuy wax nag lu ñuy def tamit dañ ci waxtaan ak suñu population mais la nga xam ne ñoom lu ñuy def la ñoom ñun mënuñ leen ko tere parce que état moo leen ko jox ñun li ñu ma def rek dañ def de telle sorte que góorgóorlu ba jot ci loolu nga xam ne ñoom ñu ngi koy exploiter muy suñu suuf te ñu tere woon ñu ko nag doon ñu wax ne beneen commune ko moom ñu def tey ba xam ne ñun commune Ndiaffate la bokk waaw une grande partie des Salins ñu xam ne tey Ndiaffate la bokk imposer leen nag ñuy def ci Ndiaffate waaw loolu moom lu am solo la booy wax diaspora moom man mi exemple laa ci parce que boo ma jëlee tey sama famille foog naa ne muy sama yaay sama rakk yëpp amul kenn ku ci nekk Sénégal ñoom ñu ngi ci diaspora bi ñoom fa lañ juddoo ñenn ñi sax fa lañ juddoo samay tonton tam noonu kon loolu je pense que loolu tamit diaspora bi ñun dañ leen ci lancer dama koy wax ak sama cousin yi à chaque fois am na sama benn rakk boo xam ne moom mu ngi wàllu médecine lay nekk sax yu bëri daf ma ci jàppale des fois pour mun a côté santé beeg yooyu mais loolu moom je pense que diaspora bi lay lancer un appel parce que ma ci waxtaan lancer leen un appel parce que dëkk tamit bu ñu gisee lu mel ni Fouta tey gis lu mel ni mu tëtti sax gis lu mel ni Fouta gis lu mel ni tey Bawol Fouta sax loolu gën a am réalité la gën a réel boo demee dans le Fouta tey boo xoolee ay postes de santé yu bëri diaspora bi tey ñoo ko def nga xool des projets de développement yu bëri diaspora bi ñoo ko def ay forage sax dañ koy gas man dama fay dem gis nga xam naa li xew kon je pense que diaspora wu lay lancer un appel que muy ñi ma bokkal pour ñeneen parce que ñun on est prêt boo dem tey saa yu ñu wooyee ñu dem fekk leen ñoom ñu organiser wu parce que ñun mënuñu à notre niveau organiser leen mais ñoom ñu fa nekk à leur niveau ñu mën a organiser xool lan lañ mën a defal seen communauté parce que ñun dañ koy gis si yeneen communauté am na benn bu mos naa voyage taseeg benn c'était en Italie ma tase fa ak koo xam ne mu ngi dëkk Ndiaffate est-ce que la dëkk xaw ma daal xam naa am na fi kër mais côté si dëkk àll yi la dëkk maa ngi ko si waxtaan ak moom rek ma ne ko yéen da ngeen war a organiser wu xool exactement yéen lan ngeen mun a lu ngeen indi ñun duñ ko xeeb lan ngeen ñu mun a defal ñun pare nañ pour ñëw wala xool fii des partenaires yoo xam ne mun ngeen ko trouver ñun ñu ñëw envers vous pour xool nan ngeen mun a dimbalee kii Ndiaffate c'est vrai que am nañu impact bu rëy si li nga xam ne moom mooy économiquement au niveau Sénégal parce que li ñuy yónnee rek seen kër yi seen parents yeeg li ñuy yónnee seen kër yi loolu c'est quelque chose bu am solo mais diaspora Ndiaffate moom man maa leen di lancer un appel di wax ne ñu ngi leen di xaar parce que lépp commune bi mënu ko ku ne xam ne suñ commune yi amul dara amul ressource li ñuy dimbale mooy les projets de l'État yàlla def ñu nekk yàlla dimbale ñu am benn position bi ci état moom la ñuy profité mun a def Ndiaffate dara mais suñu budget tey buñ la ko tegaloon da nga naan lii nu ñuy parvenir ba siy génn c'est pas facile du tout dañuy dem sax même des fois dañuy dem ba si biir mu dëgër lool loo xam ne suñuy poste la ñuy génne des fois wala par rapport ak suñuy relation la ñuy mun a góorgóorlu pour def yenn yi sinon les projets ñu góorgóorlu tamit di def des résultats yoo xam ne par rapport ak ëllëg ak si biir bu ñuy parce que tey li ëpp Ndiaffate li may wax mooy que man awma lenn lu may envier yeneen communes yi parce que awma complexe dem si ki nga xam ne day gis naa muy def lu ma defut wala lu ma munut ma dem jàng ko si moom récemment dem naa Sandiara tey am na tey bu ma waxee programme des Nations Unies pour le développement du ñu jël nit si yaa ma neex du ñu jékki-jékki tànn commune te loolu tey ab projet tey yi bëri si Sénégal phase pilote yi Ndiaffate da siy bokk te du man may dem uti ko mais damay toog a toog bañ woo ma
dugal fa parce que xool nañ gis nañ ne projet bi bu ñu def fii man kii bi ma si am ni ma koy approprier woo téye ko ba nga xam ne projet bi résultat bi ñu soxla dinañ ko si am tey moo tax projet yu bëri buñ koy def da ngay xam gis Ndiaffate dañu koy dugal bu dee 20 pour au niveau du Sénégal Ndiaffate da siy bokk bu dee 30 da ngay gis Ndiaffate day bokk si phase pilote yi si projet yu bëri kon loolu je pense que sant yàlla la te loolu ñu te arrêté wu dox tooguñu aussi dañuy def liggéey de tel sa xool li ñu dénk ñuy def résultat yoo xam ne à chaque fois bu ñu taxawee am fierté Ndiaffate tamit bu ñu taxawee di am fierté par rapport ak seen yeneen i morom si li nga xam ne mu leen def mais on le fait avec de maigres moyens c'est pas facile du tout mais ñu ngi góorgóorlu nag essayer de à chaque fois essayer de faire aller je pense que bu yàggee dina baax ñooñu dimbale nañ ñu bëri programme des Nations Unies pour le développement sincèrement bëri na loo xam ne ñu ngi koy def fi mu toll nii récemment rek yàggut la semaine dernière juste avant Korité bi am na beneen projet bu ñu lancé waat c'est pour accompagner les femmes te loolu am na solo bu baax a baax.